maaleykum mbokk yi man la Awa Sène maa ngi fii si Banjul léegi de ñëw fii pour jël information jooji si leen bëgg a yokkal seen salaire. kabo banko karo be la momo la ñantolo baydi ni ya moy dibde mo beedi da sila noje ngam mo dantawol wali banko nugol la ñantolo pour ka fonde kayla isaje isalon ko moli mi yankeje yare ban korasi kanne ndi la ñantolo fanan kan kondi bo kula mi yalo ko le tawa kam bitilo sulta minna banko nugol sulta minna wala ndiko folo mbele ka moy kabire nyimma sakundana de ko kodite keri nyimba ko kanja ni diamute ko covid ani Ukraine ika kolla wala kan bari nataje balu sifal min yalon ko nyimma sakunda ba ke kan tamandiro to banko dingola na fulola wo kamin tani banko dingola wala ndiko kuma kawoto ika min fonye anim baroto wal fatatale bari ni ko kodo de keri banko kan bari kanaje ika hani ika dal si million fulata wil kemelulu moto sa ika di député la o député fana ga hani akata fuaro tarala sate to mi ya lonko ako wala ke place wala mo wala do kulade wo kay mi ra kondo sima da sama be min do mala ko bal fa warta so o kamala nyimu kulade mi ya lonko niaje banko do funda pour sulade mi na député bo wala ndiko bilo nyi akana tambi wala ikana son akola komi tolben na lafi balata ndi akanya nyamen ndi imuntole nyalti nkangulu koku ngeke wala kam oton tol fana ko lafta minna wala nyande kele wala ndiko bilo nyi akana tambi sane nyi bilo nyi tambinde amma banko sangi sabanala amba ta dibde kadri fala sa ala sim fa kele mel min kadri to so godi nimbi jedro wala ndiko mbe yamaro min dila woto wala ndiko bayri akoytal ko min be place do bi ibi ke fankenoje ni se fankenoje molde cartel fayla oto nyaay cartel fayo kake to mondirolo mola min nyanta min jarta pour ka place o carfala wokuma da bakele mbe yamaro min dila banko do wala ndiko mfelembe kukono mi yalon ko ngam fan jakono la bayri be ko aketa mbuli nyinneti ma wuli min kam ngam fan jewol kono woto man ninkol ko yakku wuli ku kam me sawo so fali wadi do fela akana mi mu 2060 sila min nyentan tol masilan tol banko dingol wala mi nyini karot sila mo be yende fanyi ngala wala ngamin ke ma wuli wo kam ngam fan jewol kono nko ko nyenda falinal falin ke de wol kam in 2016 bar bi al halol mimbe kedum banko kan jambi anin gamen kolbe min kono anin mimbe takan anin gan nafalu guli min kam wol fatatale mo son dale mo so ngani nyinde be kedin this is the reality on the ground ko de silan fali wadi do fala nyaatili mimu 2060 aturen tol banko do lebul silan nga tumbe min kono walla nga bombe min kono wala ndiko nga molke place on min jarta isekenda do kulati mbe baydi politicien sifa fala be kedin banko kan politicien mi yakon ke tombon e ka tere kuwole anin min yalo ko ni mole tombon e ka ke mole do kulati nyanta wol bon la nyotal bari nteka folen every interview on media go Gambia National Assembly as an institution e banko dingol felle mo son dal mo ma so that's the reality ma fay kunkili nade but as an institution e banko dingol felle because inka minje minka executive akana je aka tambi e ka dole ka certificate of OJC wol banko dingol fon aka tambile malo fon ko wol be keri ko dole ka tambi dibe mo banko dingol wol man ken tolo suroti bi Gambia sulo min bi nga falen ka min kama in 2016 wala reforms fam man fanje ka wol kono sainte man tole ko mada kitabu kuto security sector reform civil service reform ye konti ate banna but be fan nyininga fo gamben kol be fan je ka wokono right now ate kering so ntoli yende mi silang as citizens nkana tar on social media don be nyone nem be nyoka jefela that will not solve our problem wallahi nkana ka social media warriority talk on social media will not solve our problem gambe be min ko do gamben kol be funtila ngam fo bonda kono motina bonna banda no one will come from the sky moti jilana santo ndolle ba kono we put people in position for a purpose but on keke min kama ni man lonye wola we have every right as citizens ka balang wo kola wala ke bondi ni kate fa wato sida but it is so sad and disheartening you will see government on social media kanyo kajefi that will not solve our problem and we will not move anywhere. It is time we come together as one to salvage our motherland, the Gambia, or else we are doomed as a nation. Thank you so much. Bro todi mani konto ibara muntu to bi fondingel findina nanne pour kaja ko e nanan molmi yalna ko walla be to yala dibide modo pour kila ni ko yani la kontan bal ya tandila ko la mi yalna ka ba dending ni nata jojol mi yalna ko la ka kidi tewoke ila muna fongol pour ka lafa wo kala fendi mi yalna ko senu sawanyen kono septembre karo nyen kono ya table le wala yala ni dibide nyaado dibide kala modi mi yalna ko ya bay banta andu bankol mo kala modi mi yalna ko content o ko nyina bake nyaado do manding dibide dol ko yatandi ministre je ko pour eta e falindiro ga kudol la je
anu jigida ko minister kabra finde ka ko falindiro ke kudol la bilo nyin kono la wala pour kaje ka magistrate da abla jani mo ko don mi anako wala do ko wala under the Ministry of Justice. So with all that ndal mo la dimi anako man content because na jelo ko all over the time bilo ka fene dimi anako e katama anu nyata masakunda jibe. This is the electorate versus the representative mo nyane famla baki abantala te manina dibidel mi anane sama dibide mo do amanke gambi amanke fonni kelni masakunda te mo. So mimbi ye fa kumara wala pour kaje ko masakunda la mechanism e ke moldi mi anako e jenke karala nina dibidel tema ya je ko nina dibidel ke moldi mi anako na diame directly dibidel nyaada jibe le fonction ko no mu fene mi anako they have to be responsive wala pour kaje ko ke donc mola molmi anako wala sama dibide mo bar ko man demanding the president scheme ex-president scheme ke defende mi anako dibidel ya pass le donc di wol man kontaan wala sending a propose bilo kanana mi anako amu fene mi anako pour kaje ka dibidel nyi ke fon la jol nyi ka sendi wo fanal nyi na kamintu momi na wo bilo nyi kuma ko nyi finida nyi judiciary bill fana ke defende mi anako anatana bon ndi ala ko nim foni ngel mallo sin fulo la nyi bilo ke defende mi anako abatamilal come on the 24th of this month nyi bilo nyi batamilal provided that foni ngel mi anako la banko kan di mallo sin fulo la pour kaje ko bilo nyi ay ka defende mi anako akana table. Thank you so much. Okay. gaay ñu ngi nii di jóge ko Jah Oil di jëm foo xam ne nii mooy si parlement bi. Ousmane da nga war a ibbi fii ma dugal ko sama baag sama mobile bi naa xam. This time mooy increasement nga xam ne ñoom neen la no stratégie ak increasement la wax den make sure ne trouble ko Bailen Sacha Neyna Sacha Bailen Sacha nit yi sona nañ civil servant si sona nañ pharmacie sona nañ amuñ dara duñ leen lekk gaa ñu ngi xiif. naka nga tudd MC Cham Junior naka nga gisee mbir mi. waaw lu ma gis lii dafa am projet bu am njëriñ la si réew mi kenn waxul ne waruñ yokka bi lu wax mooy selective yokka leen bañ mooy sooy yokka dafa nekk across the board docteur yi teachers yi police yi soldats yi messenger yi cleaner yi li mu war a xam mooy seen gox yi gaay jógee li si ëpp amul ndox amul yoon yi baax dunda baa ngi seer si réew mi kenn waxul warut a yokka waaye yokka bi moom dañ war a meg sonné nurse yi docteur yi cleaner yi police yi teachers yi ñu yokkal leen tam boo yokka bu ñu gis mooy for the past 8 years mooy député yi cabinet bi ñoom judiciaire ñoom ñu nekk di yokka seen sari gën a yokka waaye ñu xamee ni ngi am lu ndaw ba tey ni ngi am lu ndaw loolu nekkul yokka si réew mi an ñëpp gis nañ dunda bu nekk si coono bu nekk si réew mi di moo yaa nga yokka allowance ak salary yaa nga yokka taxe baadole ñooy gën a ñooy fay taxe yooyu so loolu coono nga xam ne dafa métti si réew mi so mën a tey ndaw yi génn dispa mi ngi taw waaye ndaw yi génne ne wane seen wane ne daakuruñ si lii so foog naa tey lu gën a am solo mooy député yi war a déglu ñu xam ne tey ñoo la fa teg mooy nit yaa ne fa teg nii tey ñu nekk si mbedd mi ak naaj bu tàng bi ak taw bi yëpp ñoom ñoo leen teg tey ñu nekk si néegi député yi da war a déglu askan bi xam lan mooy seen problème suñu problème mooy bill bi ne ko gars yi reject
ñu gis ne bill bi dafa jóge woon si draft constitution la nekkoon lu tax léegi ñu génne ko from draft constitution ici ko léegi mu nekk separate bill loolu dañ ko rappelé bill bi day ñoo taxaw ñu ne bill bi duñ ko vote nu vote draft constitution because of bill bi daf si nekka soo compté loolu nekk lu nga xam ne tey il faut tam député yi dem ñu understand loolu ñun defun xam ne lu xew lii dafa nekkoon si draft constitution bi la nekkoon gars yi génne ko fa bu def nekk deal pour gis ne loolu nañ ko lifin kon lii ñëpp ko war a condemn ñëpp ko war a ñaawlu kenn waxul yokk waxta am de boo defoon rek across the board. jërëjëf. These bills are not in the interest of the Gambian population, and they are suggesting if there is any proposal to be made, it should be a general restructuring of salaries. As it is, we have a lot of Gambian civil servants who are... waaw loolu lañ defoon soo yaagut ni ñu ñëwaat léegi am nga lan lañ wax ñu ne la suñ la daaxee sax soo demee bañ la daaxa ñu like ñu oola ñu ne la ne wala ñu daaxa la nga ñàkk sa place dañ la war a fay 2 years wala 1 year boo xam ne loolu dañ ko saaf dafa mel ni rek ma jël mbindaan pour war a maa liggéey mu liggéeyal ma benn weer ma ne ko ne fu mu nekk nii soolaatuma la ñu ne dama la war a fayaat yeneen weer yi yoo xam ne ñu ngi fa soo ñu xam ne daal loolu dafa nekk yabaate boo xam ne kenn du ko jëlaat soo loolu moo tax ñu ne jamono bi jox na pour ñu génna ñu wone suñ naxar bi ñu wone leen ne ñu ñoo leen toogal foofu te lu ñooy def moo nekk ne National Assembly 3 obligation nga am ñu ne number 1 the national interest must guide you si decision booy jël the will of the people loolu nga war a porter at your own consent bi ñetti yëpp amul loo amul nekku national interest lu ñooy passé nii nekku ne si askan bi la jógee parce que su fekkee si askan bi la jógee ñu nga gis nii doo leen gis fii ba jógee wu si askan bi te su fekkee benn nit sax moo jóg mu ne la ne bugguma lii kooku moo la toogal foofu si baatam bi ngay doxee si loxam bi ngay doxee si tànkam bi ngay doxee soo loolu mooy wax kes kamon foten neje bintel benina do ko la ngana do ko le ba mo ina le ka bula da ko ya on sta ngana do ko le bula nata jang kes kamon fo suwa kam wala ko ila nyim bilo nying no national interest je ya on sta ila personal interest da man bi je bi ñin député for the first time in the history bi ñu jawara time fo ya jambe fo say ñi len di first député de menano ko ye moto size more than $3 million ya understand wota mo di député be na jan Syria wala Halifa wala ka pasol le je bula gele ko nena you understand gammelol mbuñate wala na jojol with all due respect to them each of these judge they have hotlists they have private cars they have securities ikata ikana so be thing what else do they need ndala tika sol bi janne security officer jube men bi janne jita do ko famala you understand they can leave le dan boy pour que say sokon so ngajele ko enough is enough no to this bill we are calling the executive to rescind this bill to build a better bill me alonko is going to be for national interest so this bill is bad it need to be rejected yeah because more membijang more vote is the people that voted for them. We have over 3 million Gambians, but they are lucky they are like less than 60 people in the house. So they are representing the people. So the people is the people's voice is the power. So they need to listen to us and know that there is no national interest in this. So we are calling all National Assembly members to reject this bill and to bring a bill that is going to be a benefit for the whole Gambia. No, yala Gambian kamen for 65% of the population are below 35 years, right? So be nitel manna imanyinke in next 2 years we multa la kate for dollar. But make sure we go to each of their constituency bodanandameng put to vote against them. Jojo ni National Assembly member le fita security forces of the men bijang ijube be samana kono we more protect kanja. Some of those people are living less than $100 like a month. So this is a very bad bill. Even if they don't even respect the voters. Because Somali they don't even want to come and talk to us. They are standing there. You understand? It is us that voted for them. Most of their kids, they are not even staying in Gambia. We could have just sit in our comfort zone. The executive of the concerned citizens, we are 5 here because that was what was stipulated in the protest permit, that it's supposed to be 5 people that will deliver the demands to the authorities concerned. So to read their statement as well as the demands, the concerned citizens, together with many Gambians, both at home and diaspora, civil servants and private sectors, unemployed and underemployed, wish to convey our concerns through a peaceful protest about the proposed bills in the National Assembly, designed to increase the salaries and pensions of members of National Assembly, as well as remunerations and other entitlements for the judicial officers.
It is our belief that the members of the National Assembly have decided to operate unconstitutionally. Hence, the 1997 Constitution of the Gambia, Section 112, subsection B, clearly stipulated that all members shall regard themselves as servants of the people of the Gambia, desist from any conduct by which they seek improperly to enrich themselves or alienate themselves from the people, and shall discharge their duties and functions in the interest of the nation as a whole, and in doing so shall be influenced by the dictates of the conscience and national interest. Regarding the clause from the Constitution, we as concerned citizens and taxpayers who ought to be served by the members of the National Assembly as enshrined in the Constitution are unequivocally opposed to these proposed bills that are aimed at serving the interests and enriching the members of the Parliament and judiciary over the general public as a whole. Sadly, these bills are proposed at a time when the majority of civil servants and private sector employees barely feed their families on their salaries for half of a month due to the escalating rise of or escalating high cost of living. The majority of young people are unemployed, leaving them vulnerable to drugs and irregular migration. Addressing these unfortunate conditions that the majority of the people or Gambians face should be the focus of a house that is supposed to be the guardian of the people by making laws that address the needs and aspirations of the general public. As such, the concerned citizens are making the following demands, which we want the members of Parliament to address in the soonest possible time. The demands read: first, withdraw the National Assembly members' salaries and pensions bill. We unequivocally demand that this bill be withdrawn from the Assembly, since it is aimed at serving the interests and enriching the members of Parliament over the other civil servants and the general public as a whole. So hold this, please. So the second demand is withdraw the judicial officers' remuneration and other entitlements bill. We demand that the National Assembly withdraw the Judicial Officers Bill 2024, which disproportionately allocates national resources to a selected group while neglecting the needs of the broader population. The third demand is fair compensation for all public servants. We call for a fair, balanced approach to compensation for all public servants, ensuring that salaries and benefits are aligned with the country's economic realities and do not create significant disparities. The fourth one is equitable allocation of national resources. We urge the government to prioritize the allocation of national resources to critical sectors such as education, healthcare, security, infrastructure, and agriculture to improve the living standard of all Gambians. The fifth one is accountability for the National Assembly members. We call for mechanisms that will avail the electorate to hold National Assembly members to account for their decisions and actions, ensuring they act in the best interest of their constituents. The sixth one is promotion of social justice. We advocate for policies and promote social justice and reduce income inequality, ensuring that all citizens have the opportunity to live a decent life in the Gambia. The seventh one is National Assembly members should engage electorates before passing critical bills. The National Assembly members should go back to the people who voted them, hear from them, and make decisions based on what majority of those voters want, since they are not representing their only self or only interest, but the interest of the people who voted for them. The final one, which is the 8th point, government to introduce a new pay scale. The government to prioritize the well-being of all civil servants, to introduce salaries and a pension that will ensure teachers, nurses, security personnel, and other key workers receive better salaries, and this also involves the private sector employees. The current pay scale is very poor. We recommend that this proposed pay scale be introduced in the Parliament as soon as possible. Failure to attend to our demands, we shall endeavor to organize a nationwide protest, and we shall continue to protest against these bills until our voices are heard and respected by you, the servants of the people. Equally, we want to categorically make it clear that we are your brothers and sisters who are concerned with the life of an ordinary Gambian. We are not in any way a threat to any institution, neither are we selective in fighting for justice, most especially economic justice for our people. We believe that the members of Parliament are servants. You will critically
you will critically look into these demands and respect the voice and concerns of the electorate by addressing these demands. Signed by the president of the movement, Modlamin Manjang. Follow. Walam kaja ko yanyim bilo ta me alan ka foko anara purka ila itol la salary national assembly député la salary ka lafa wala ka kudo kala ko man la fi bilo nyinna gambe dingol me ale sulata man la fala soro ko ni alan ka foko asunta wala ajarra kedla joro lafa me alan ka foko modol bije inyanda ka jor kendo so because fanal be dogu kilingol la ndol man la fo bilo la man la fi yo kan mi alan ka foko wala be wo sembentu yandila na kangol kono kam fulanjang wala nyindi ko ya juredi officer mu neson men fana na fena kaje ko loyal nin ko dol men fana la bilo samara nan kaje ko fana la joro la fa ani la pension bilo fana le kala fa ndol fana mbafu ka nge ko dal men sola ndol banku din sola ni wol mbafu ka nge ko mansula fana la because na keta imma hete tora walla e dingo tora walla e bari muso tora walla e kroma tora walla e bari motora men medla dolo ninga juve ndol melbe jang ngorol be bantala banko kanjana wala molbe wulo kono dol famal fada dol bamal fada dol be je wol man faso de man baso de ya ibe mu fenkol lade so woto kunna nin gambia la resources be tala anyanda katala nyama mi yala anyi nyata because ne mo la fengo mi yala manyana kadum alkiyam lolu ba jolal na sola ko sabanjang kaje ko ni be compensation o kala ibe nyafitandiro kala membe kala do kulal nyim banko kan ay ke kuti mi alan ka faka be tilinale akana ga kuti mo mel yalan ka fako idam mongol itol mu kebale ka jotol mu kebale itol nyanda ka compenser itol da manyana ka compenser ko mo dolbe duma jele mimbi ko tical sojarol police sol no sol ifana nyanda ka nyin compensation no sodol kaje ko ifana se contane ni dara do ku la wado wadi isila do ku ke anyanda ka ke nyamena na sola ko nani njang kaje ko nim banko la resources wala banko la muna fangol banko ke muna fangol mela ka fo la resources na be talala ay tala nyanda ka tala nyamena akana ke do tay siado de mialan ka foko amanya ka siati na be talala anyanda ka talale aka tala tema mo be yalan ka foko nyanda ka mensodo ya sodo imanya ka mensodo ya alanen kila sallallahu alaihi wasallam ya tuji nyim banko be la fonda manke mo kunkilintade wona no be talala anyanda ka talar nyala membe safering anyanda amanya ka tala nyala mem mantara safering na solo ko lulu ndang kaje ko national assembly membal ntelenge keje ibe koku ke kan ni pareta nyanda ka kiskisindire ka kolale nyanda ke sindile kaje ko ni ye munke mun dalila kana yake itole yake mun kan adi yemenke muna kana yoke woto nyanda ke muta ngi account kaje ko ngi kiskisi yo kuwol melke yeke mun dalila kan adu muna nafana yake wol mu kulir mi alan ka foko anyanda ka ke ifana la mira ko ka ke nyum banko kan because na manke momon ni sibono loud la ngana nga bero fay ay tamon la palaso do at the end of the day abese molla resources ke anyanda ka nyamena na pada because aba fala ko nimbare nyina mota nyinin kala mota fala nyin ka nyamena so amari sa ke no anyanda ka nyaawo nya so tol man sula wala nyanda ka accountability tanga introduce kaje ko ni bar do kula yemmen men do ko yesanji jalla saf yena ye nyinin ka yin be ke nyaadi de fo jandi lu melne te pareta na soro ko lulu njang kaje ko na soro ko woro njang kaje ko ibe ko ku ke kan bankola tanko na la suturo anala kairo anin na ñaato tañen ta katara jeel ni bo ke kan ite be ko ke kan amantara ñil kono la man la faala ñim banko kan tilingo anin ñaato ta tilingo la ka ñaato ta sabu so wore te be ko ku ke kan anyanda ka ke ñin tilingo la koma anyanda ka ke ñin ñaato dal koma so woto kunna momon ni be man sa kunna do ko dawda mbañin kibaro futande ka nge fanama ila kibaro kebar ay sun ay dara ñim watol ko ñim ko na me yalan ka fako tilingo nin to ñaay taraji na ko woro wula njang mba fala national assembly member so ko ibe nyim pala so ndey mam fude fon ji ndol leliye ke ji ndol bama leliye ke ji ndol fa ke ji walla taray do ko ke yela ber kiso cika ya dila so wata kunna ni te bod lade iko ikata wo molle la kango itandi dunya la woto walla fta men nyanta wala kala wal man laf men yotuje sa ite balon no nyaadi le kafako wal lafta ni ne man laf ni man day yeni ka lafta munela ite ko be sile la bu ngono yemi la nyine be data ite ta yoke même be data de fe amanke wala be data mo million kilim fe wala be data mo million fula fi so roku na ko ku nara kaje ko atol nyanda ka futandi wala ka ke banko la luwadi alta suol kono society kono mele be rol faya comme albe campagne la waro mena alman silan kataje ala la motol mala aleta o society kono alni alfale si alni wululale si ale jidin ka nyum kule be kering atal lafta nga ka nyaadi ye même falen ali woke almantral fayeji albe wolleleji na kuol wara wulanjang e na sainjang min mu labang wala mba foka ko government ye jore kuto na fenan ye joro na fenan me yalan ka foka be beti yala
ye joro na fena mi alan ka fuko mobe be kontana wallahi nyim banko kan non solbe do ko men na mobe nyaabala le police be do ko men na mobe nyaabala ticcal be do ko men na mobe nyaabala sojal be do ko men na mobe nya adu nyilla la do ko garawta do ko mume be duniya kono ina la duniya dawda ni ko la duniya tara nyaawdale wallahi ye nyin secteur le tay yeke la nyaaton koti because nim mo man sasa ata do ko keno la nim mo man karan abe dala pala sodol nim mo man dara kanta kan ale la banko bula tanko be kala rebelo tinano le yalla attaque ye ko la banko hansa be tinyalal oto nyin dulal mu dulal te me yalan ka fake ku maya dale oto kunna man sa kunda jori kendolo ni mari le bang ntol man tara jang man ka political modi nga falen ntol na jang pour banko dingol ado banko dingol ay do kulal bele kumfa so oto kunna yanyin jorol na fe na me yalan ka fako ma fay banko la sos bere yadila bari ye fanal tay ye nyafita wallahi ni wo kedela e badala ni do kudla e fanan se contane israel wula mbengala nyim banko la système bo jamena ba koleari mbakale e mom yale kajo wuli fula keme lulu banko bi ala ka kordata ka luase wala bonda ka luase fon atamida wuli fula keme lulu bi la dol beji sa yodi dimbaya tiola wadi dimbaya tio bo kala muneti abana fala munela wallahi habibi alenga jube ka foko tol hani manke misri moti hani dina ya jela ka foko moy men nyanto mo man nyanto ajanda ka diala nyamena woto kunna alenga jube woto benyin kibaro sindika mbadi mannin kolama albe dunya dawada albe banko dawada ndel baye janne ale din kendol le wulu so wadin kendol le nara kalwale alla nyaato taw jan kaje ko nyim banko anata boyla billahi wallahi tallahi nganya jo boy biringa kayto di speaker la nanya jo dalilo ke nanyineti ko mune atinna ite be nyim palaso rabia alhamdulillah e kamindo me kasoto nyim banko kan eta dilado dol pije e be lala da men so ni sawel ta ima soto na ulul albe banko kay be koma jana dingol dol pije fam alfata miskinol beje adu itol be le ulul ka ko do jo kaje ko nyim banko itanyada mune atinna mam futawo mom na ngi ma koy ni ñaare social media juwe watu wade ikam wala me accident soro wala sasar ja koleng amam tan sura babalu na nyamena habibina kayif mune atinnam tol bu ko ngani bala fasoro na banko di wala ne nyaajo ngabo ne wadalilo la woto kunda man ken silantare ndebe karankane ndonyol be karankane so ntolla na jang amanka political kuti man na jang ka man sakunda sabotage man na jang ka man sakunda neng man na jang ka mo neng mentele jang memba male jang me police le jang me no so le jang me docteur le jang me dunia be jang be gambia be jang wassalam ala barak alama alayatul fanal jonel soljo melbe nak kibaro fanal la dunia kono barakallahu and we are not going to allow this bill to be passed. And now we, the Gambians, we are here to enlighten you people just to stop the bill. And now we, the Gambians, we are here just to negotiate and for you people to stop. But we are not here to tell you people just to pass the bill. And if you pass the bill, we are coming here for a nation strike, nationwide strike. We are going to continue for this bill to be stopped immediately. We are not telling you people to continue, and this process is supposed to be resigned and abandoned completely. Any salary, so we are here for the vulnerable people. Yeah, that is my word. What is your next move if this bill actually is being passed? If I told this action is not passed, next time we will enter there and show them that, we vote for them for the right of justice in this country. Thank you. Sorry, why they did not bring other bills for civil servants? For me as a teacher, I want the salaries of teachers to be increased. So if the judiciary is increasing their salary or giving themselves fat allowances, when teachers' allowance is very small, teachers' retention allowance is $700, some $500. Teachers' house rent allowance is $250. $250, which house will you rent that in this country for $250? So when that is happening, then they don't talk about that. They want to increase, give themselves fat allowance. That one is something that no one can even understand. That is why I am here to make sure that this bill is rejected at the first reading. I'm telling the MPs, Bakari, Baji and others, the MPs that are even teachers, Lamin Sise, please reject this bill, reject this bill in the first reading, because this bill is something that is even discriminatory in the civil servant, to the civil servants, and it's very bad. The judiciary is increasing giving themselves fat allowance when the other civil servants are having none of the allowances that they are talking about. Recently, the MPs
the MPs want to increase their allowances, but why are they not increasing the allowances of the other civil servants, especially the teachers, the nurses, and our police officers that are even standing here? I'm just from chatting with a police officer. He's telling me that he's even in support of this protest because the bill is very bad and the bill is discriminatory. Thank you. box bi xaaral ma bàyyi ko. bàyyi xel nag ma bàyyi lamp. Mohamed Niang naka nga jàngatee tey. waaw lu ma jàngat mooy askan bu gis seen bopp fippu boo soo bàyyi xel réew mi dafa mel ni ñetti xaaj ñoo ko bëgg a séddoo mooy di exécutif di judiciaire ak di national assembly ñoom bu ñu ñëwee ba léegi dañ nekk di yokkal seen bopp ba ñeneen askan bi gisuñu seen bopp si réew mi. góor réew mi police yi war leen a yokkal jàngalekat yi police yi ñoo tey yow ngay mun a dem fu la nee nga am jàmm jàngalekat yi docteur yi ñu bëri ñi nga ne suñ demee si lopitaan yi duñ dee am garab soo yow xalaat loo ñu ñëpp benn ñetti banqaas yi gën a kowee réew mi si kaw nar a séddoo lu réew mi am so loolu moom la askan bi bañ te ñu ngi ko doon waxantoo askan bi nag di léegi génn leen tey bañ loolu ne bëgguñ loolu mu am so loolu moo tax gaston bi génn te nguur gu nekk war na koo bàyyi xel warloo topp sa askan bem sës buñ sësee du baax yàgg nañ di ñaan ay démonstré pamit gars yi duñ ko am ba ren tam dinañ jaajëfal nguur gi si luñ def baax na réew nii lay doxee da ngaa bàyyi nit ñi génn wax seen naqar wat am nañ yaakaar ne su nekkee ne député yi ñoom nit ñi moo leen taxa ñi toog fii si pencu ndawi réew mi war nañ am gàcce pour bill bi di jàlla parce que askan bi bañ neen already te ku si demoon si sa constituence nga laaj ñi la sànnil ba nga ñëw fii doo nangu dis bill ñoom duñ nangu lii bi kon na neen withdraw di bill te bàyyi xel askan bi te xam ne nit ñi ñooy doole ñoom amuñ doole nit ñi ñoo am doole tey bu nit ñi génnee tey mënuñoo def fii benn liggéey wane nañ na nag te loolu Gambien si yu bëri ñoo si ànd wane na bëgguñ bil bi mu jàlla parce que bil bi tam baaxul si réew mi fu mu toll yi fi yokko dañ ko war a tegee côté ñu liggéeyal askan bi soo loolu mooy su ma si xalaat yee jërëjëf. waaw yow loo si jàngat comme ça suñ bàyyee affaire si mu jàllan naka laay mun a lifin si réew mi daal naka la mooy demee si réew mi. non loolu catastrophe la loolu gàcce la si national assemblée ñu jàll lii mu jàll bu ko askan bi ñoo ko bëggut askan bi moo leen fi teg kon loolu gàcce la pour mu jàlla te su jàllee dina nekk gàcce Gambie si biir réew mi yëpp waruñ koo nangu mu jàlla because ñoom rek nekkuñ fi ñu important ñii den important te ñii tey boo fi demoon ñoo gën a tuuti salaire sécurité bi they are very important an amuñ salaire yi baax lapitaan yi amuñ garab leneen ak leneen balaa ñu leen yokk ñoom leen fexe dooleel ñooñu ak ñoom fuñ jàngee ñi leen jàngal ñëpp den niit gars yi den bëgg a yokk si réew mi jërëjëf ñu ngi rafetlu sa kàddu. thank you. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. naka nga tudd. maa ngi tudd Ablaye Seck. Ablaye Seck naka nga jàngatee mbir mi tey. mbir mi dafa am solo trop parce que am réew boo fi nekkee dëkk fa dafa am loo xamante ne yaa ko moom sa bopp. parce que ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu ñoom lañ jox suñu kàddu ñuy dox suñuy soxla si nit ñi lay war a xool nan la ñuy dundee ñoom tamit seen dund si nit ñi seen dund la war a weer parce que ñoom li ñuy dundee yëpp si suñuy poos lay jógee ñoom ñu koy dundee. waaye su fekkente ne da nga dem si réew moo xamante da ngay gis ñu ëpp sa réew ma seen salaire matul $10,000 yéen ngeen am loo xamante ne ëpp na loolu jox leen ay oto jox leen essence jox leen seen office yu baax jox leen lépp loo xamante soxla ngeen ko ba pare ngeen gis ne askan waaye ngeen a sonn ngeen bëgg continuer nag saa su ne ngeen defal ay bil yoo xamante da ngeen koy ñëw di yokkal seen bopp fàtte askan woowu war nañoo jóg taxaw ne leen nag doy na loolu moo tax bés bi dafa am solo moo tax Gambien yi tamit foog ñu bàyyi xel seen bopp ba si mel ni su amee suñu leen woowee na ñëpp bàyyi lu ñuy def tëj seen i place man dama tëj sama place kenn newu fa dama ko tëj ma ñëw fekkee si bés bi maa ngi jógee ba Costa Route fa ma jógee sori na képp koo xamante ni li ngay nekk si sa place wala nga nekk sa kër wala nga nekk sa grand place di ko dund mu naqari nga di ko wax suñu xootee foo xamante ne ñeen ñëpp su ngeen fa génnee mu saafara wu da ngeen war a génn dem pour mu saafara parce que man dama amee soxna amee ay doom amee ay responsabilité am baay am yaay métti goo muy métti ci man loolu la ma leer ne noonu la méttee ñëpp ñoo xam ne ñu ngi toog seen i place waaye bàyyi tey benn 2 hours nga ñëw régler problème bi ba pare nga delluwaat si li nga nekkoon loolu Gambien bu nekk war na ko moo tax lii dañ ko war a bàyyi xel nit ñi foog ñuy génn di wax lu leen naqari di ko wane léegi nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëlee ñu bàyyi xel ci génn bii ñu génn nit ñi suñ génnee wax faale woo leen ñu génnee wax faale woo leen leneen mooy am
te gis nañ adduna bi ni mu doxee kon nañ bàyyi xel ci lii tey li fi am nii tey bu jàpp ne ay xale yu génn rek di wax la nañ ko considérer comme ñu jël ci ay actes yoo xamante ni dana mën a jëriñ askan wi suñ ko deful rek leneen dina mën a xew. léegi comme ça lifin bi leeta bi su naree bees Gambia naka ngay foogee ne noonu lay doomi Gambien si di dundee. moom laa la wax léegi li nga xamante ni ñu ngi koy dundee léegi ñëpp xam nañ ko masa bi gis nga léegi nu mu yokkoo xam na ñoo xamante ne suñu leen fayee suñu jaaree si bitig bi fay jënd saako maalo jaar na affaire bi jeex na sa doom a ngi jàng yaa ngi war a pass every day kenn feebar sa jabar feebar na am nga nangam yeneen soxla yi loolu yëpp mu ngi am ba pare salaire bi yokkuñ ko si masse bi ñu yokk ko si ay yenn nit ñoo xamante ni lañ am su ko ñii amoon ndaw ba dee kon nag ñoom foog ñu bàyyi xel ne fi ñu nekk nit ñi ñoo leen fa teg te bañ leen fay laaj ña leen teg leen ñu fi waxuñu leen woon lii kon nag pour ñu lii dakk askan wi ñoo mën a jóg taxaw téye ko seen bopp ne lii dafay dakk moo tax ñuy woo ñëpp bu lii amate ne ñëpp génn ñi nga xamante ni li ñu war a xeex ñu xeex ko si jàmm ak salaam ndax ñu mën a am li ñu bëgg. jërëjëf ñu ngi rafetlu sa kàddu. thank you very much. ñu ngi lay. Mahmoud Jatta. naka nga gisee tey mbir mi. Well, to be honest, alhamdulillah, we came in peace and then we've protested. You know, we've handed over our leader to the authorities and the National Assembly members, the leadership of the Speaker, you know, receive us here in National Assembly. We are very glad about that. Gambians, to be honest, my sister, Gambians are really suffering. As young people in this country, we know what it takes, you know, to be a young people in this country, Gambia. So the reason why we are here, we want to salvage the Gambian people from these National Assembly members, because we've realized that the bill that they want to push, if they should make that bill, you know, possible in this country, meaning it's going to be a disaster in this country. Gambia has already sink, and then Gambia has already sink as we speak. Gambia is sinking right now, and it has already sink. So we are not going to accept these National Assembly members to pull this bill, to approve this bill. Whoever approve this bill, and then whoever pulls this bill, we are going to make sure that we vote you out. The Gambians are not going to see this bill succeeded. So that's what we have for you. Naka nga tudda? Bintu Seka. Bintu Seka naka nga gisee programme bi? Lii suñ wareef la ñun as Gambien ñu génn ñu joytu lu ñu metti suñ NPC dañu fail te bill bi suñ ko passé mooy or nañ Gambien si ñoom seen interest dañ fa toogal it's not right nañ am yërmande ñun dañ soona dañ xiif dañ mar the youths are not happy we are hungry and tired and angry. President Barrow, you are failing us. We don't vote for this. We vote for the interest of this country. You have to love and have sympathy for your people. People be dañ soona Gambian be dafa soona maalo seena cash power seena diwlin soona we are tired. Parliament yi ñu bëgg a vote nii loolu du suñ interest xoolal soo demee court judiciary bi they are not doing their work. This judiciary, you fail us. So no need for you to increase your salary. It doesn't worth it. Yéen a ngeen dawal AC, moto yi am AC, moto yi cher. Ñun ñu ngi fi baadoolo ñu ngeen soxla every day. Soo leen voté bill bi, you are voting it for yourself. You are not voting it for the power to the people. Sister, power to the people. Adama Barrow amal yërmande dañ soona jigéeni Gambia ñoo la fi teg waaye ñun nga gën a toroxal because ñun nga gën a sonal bill bi su passé baaxut si ñun. Enough is enough dafa doy na ngay am yërmande. na ngay am yërmande dafa doy day soona ba leen sàcc bi dafa bëri ñoom ñu fi seen bopp rek si sax bill bi suñ ko passé dafa mel ni Gambien si duñ dem fenn teachers yi they used to increase their salary drivers yi even ñun civil servants suñ salary scale is very poor yow da ngaa liggéey at the end of the day ñaan kat ngay nekk ñun kañ la ñoo dem nañ am suñ yërmande nañ bàyyi xel askan bi dañ soona xoola police yi suñ police yi kenn du si dee am kër soo moo tax corruption bi bëri because da ngaa nekk si trafic bi doo def dara police yi dañ laa lii pour am 200 si yow na ngay am yërmande nañ yokk salary yi nañ bàyyi di upgrade seen bopp ñu bàyyi Gambien si dañ soona police yi driver yi teachers yi everybody dañ need to upgrade lawyers yi ñoom dañ am good salary let them have sympathy let them love the people power to the people dañ soona Bintu Seka Gambien Bintu Seka jërëjëf jërëjëf teacher earning nothing less than 6,000 having your kids renting your house with the feeding and all the expenditures compare ko ak ñoom luñ leen di ni yokkal rek loolu rek laa leen di laaj noonu rek waaye ñu dañuy laajte xam waaw man tamit dama leen a laajte ngeen di yóbbu ko viral waaw doy na waaw nañ ko yóbbu viral rek waaye léegi man dama bëgg nga wax ma lu si sa xalaat si mbir mi lan
luy sa xalaat si mbir mi. sàcca rek sàcca la gaay mun soo ko xalaatee not the teacher not the nurse not the lii naka laati police officers duma ko jëlee fenn sax I myself a mother to 3 divorce single mother renting paying school fees study fees and the feeding too compare that 6,000 with ñoom seeni allowance bi and sometimes last year then you waxoon ne they are going to allocate for house rent and no other allowances for us the low earners still gisuñ dara so bill bi daal nañ ko reject if not suñu génnaatee beneen Gambia la ñoo gis du bi waaw jërëjëf Sakat waaw ok a mistake they need below pass alef kujala Gambia jaan nene maaje correct for ningel now we are ready this is not be the end point say any bill bi the National Assembly na ma banko fe mo fidilale ni ma mbota anu ni ma sekunda ma hakirodo nim bill sumugul bill min bina Gambia wala bina afro mo ko semba so the National Assembly if you cannot represent us resign and go back and give this to people who can represent us in fact this house now is a dishonorable house the backward dump site the people of Banjul should now bring their dumps and dump it here because even the backward dump site is more value than this because at least the backward dump site is keeping our waste so badara be enna jana wala sijang nara jana ya jam poti kutu jang fonni gele ben jam 100% organic fonni gele wala ben jang kaji go banko sa fonni gele petele to take the leadership of the country the cream of the country in their own hand we are going to redirect reshape and redo the dealings of this country we are not going to allow any politicians or any subugulu judiciary or any subugulu executive to come and rule our life. Our life is more important than the life of young people. So, because this, how to call it, this bill is not for the interest of the citizens of the Gambian people. And every bill that's supposed to be sent in this House of Representatives, it have to reflect with the wishes and the aspirations of the Gambian people. So we, the youth today, we are not happy with the bill. Let them reject the bill. And if they want to increase the salary of the salary, let them generalize it to all the stakeholders. Whether you are a watchman, whether you are a teacher, whether you are a doctor, whether you are a police, we all this. It's so unfortunate ne gënu ñoo bari nii waaye believe naa ne ñoom it get nañ suñ message and they will work on it waaye lu ma am pour wax youth si mooy balaa ñoo egsi fii suñ kartay lañ am te suñ kartay mooy suñ doole soo ndegem suñ kartay mooy suñ doole buñ ne man parti bii laa bokka soo suma presidential candidate bi ku ma indi rek dama ko votal nañ bàyyi loolu moo taxit problème bi ñu egsi fii because am na ñu nga xam ne ñu ngi si parlement bi xamuñ sax lu leen fa indi depuis buñ leen votalee in musuñoo wax si parlement bi which is so sad léegi ñoom naka la ñoo gaay di waxee suñuy kaddu si biir parlement bi understand nga soo moo taxit suñoo vote nañ xam lu ñoo vote presidential candidate bi mun naa baax waaye MP bu mu ñu indil du baax wala mayor bu mu ñoo indil du baax soo nañ bàyyi suñ xel torop suñ jógee si loolu bil bu gaay bugg a paas nii ñun lekku lu ñu gënal ñun yëpp dañoo receive salaire si biir dëkk bi te xam nañ ku nekk lu moo receive ñun yëpp si biir dëkk bi la ñoo dunda te xam nañ dundi dëkk bi naka la ñuy fay luwaas ñu ngee fay there is no control no price control si dëkk bi even renting ku nekk lu la neex ngay charge di nga gis kuy charge benn cabinet rek mu ne la $4,500 si ku nga xam ne mu ngi receive less than loolu noonu soo loolu métti na lu bari war nañ koo régler si biir dëkk bi ñu ngee ne xaalis amut si dëkk bi waaye mun nañoo toog di ne dañoo yokka salari ñeneen ñu bàyyi ñu si des soo loolu fiyaawut na ngay xoolaat seen boppa bu baax waaw jërëjëf komin naari ko woni ko jam tan woni ɗo komin jiɗi ko yimɓe ɓe funta oɗo billo ko loya matin haali ko seeɗa o wi billo ko kulle wattu o ari wona wattu mo ganduɗa o foti arde biko yimɓe ɓe na tampina Gambia a wawa joɗude tan haɗa ɓeyɗa député aji ministre aji fof salari mabɓe a accu yimɓeɓe fof heɓe tampa no jiriɗen Gambia no na tampi yimɓeɓe fof na tampi Gambia ɗo joni ko ɗum tagui minen min gari ɗo pin kolla barone minen min wona min ganduɗa min jiiɗa baro min garani ɗo minen jiɗɗi waɗde government o change komin metti ko bill o fotani yaltude biko bill o wona ko moƴƴi ko ɗum tagui yimɓeɓe fof gari ɗo hande na toɓa pour ɓe mbaɗa feere bill o yarani hay MP mo ganduɗa homo heeɓi hoore fotani accude oɗo bill o yawta hande wona ko moƴƴi ko ɗum tagui min mbiyata noon
ko lu ma wax si olof rek mooy ne bill bi dafa ñëw si waxtu boo xam ne baaxut nekkul ne dañ ñëw fii pour change government o dañ bañ Barrow bill bi lañ bañ mu dem MP boo xam ne da nga eewu suba nga am xel nga bugg a Gambia waruloo nangu bill bi mu dem trou because mënuloo eewu suba rek di yokkaat salary ministre salary député salary lu nekk nga gis sa nit ñaa ngi sonn si mbedd bi te yow nit ñi ñoo la sànnil karta so nit ñu la sànnil karta loolu nga war a jël dimbale leen seet leen ni leen di jàppale sa ministre yi da nga war a wàññi seen salary wàññi député yi seen salaire yi nga dimbale nit ñi si nunu bi si luyaas bi seer na lu nekk seer na Gambia loolu tax nit ñi ñëw fii nii ñëwuñ fii pour mere pour xeex pour dara peaceful demonstration lañ oote loolu tax ñu am permission pour ñëw si taw bi nii mu jaral ku nekk di taw di Gambia moo ñu jaral lu nekk ku nekk mënoon naa tëdda trop ñoom looya bati ñoom faalaay ñoom ñi ñëpp a ngi ñëw fii mu ngi taw dara jaral ñu ko di Gambia soo nekkul yëfi politique lii MP bi sax dañu war a ñëw bokk si demonstration bi ñu wax président Barrow ne naw bu mu nangu bill bi mu jàlla benn MP warut a nangu bill bi mu jàlla loolu laa doon wax si kàllaama Pël. ñu ngi jaajëfal di rafetlu sa kàddu bi. waaw jërëjëf yéen tam ñu leen di rafetlu yéen ñëpp si li ngeen ñëw nii dañ bëgg a encourage nit ñi yëpp ñu jéem a ñëw Gambia ñoo ko bokka Gambia ñu jaral lu nekk du yëfi politique nag bokkuñ si benn parti ñun activiste lañ coalition of progress lañ bokka te ñooñu presse groupe lañ soo te ñoom ñëppam fi tey pour taaw meeg soo ne lii demut trou te suñ nit ñi lañ ko defal suñ famille yi